ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. mbokk yi li ñu dal ñun ñii yàlla teguñu ko de coono bi Sénégal yi di dund yoonu yàlla nekku ci waaw yàlla wax na ci alxuraan ni peuple bu jóg pour soppi mbir yi yàlla jàppale leen ñu soppi ko man foofu lay teg sama message ginnaaw bi ma nuyoo kilifa diine yëpp nuyu xalifa généraux yi nuyu imaam yi ak nitu daara yi di wax ni combat bii ñuy mëne combat wu génération la du combat wu diine encore une fois mais combat wu génération la. Franz Fanon disait chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. mbokk yi Thomas Sankara da daan wax ni ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera pour lui-même. amuñu droit di bàyyi réew mi benn minorité ñu jàpp otage réew mi bëgg a yàq réew mi loolu képp ku ko seetaan trahir nga Thierno Souleymane Baal képp ku ko seetaan trahir nga Almaami Abdou Khadir Kane képp ku ko seetaan trahir nga Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul képp ku seetaan loolu trahir nga Cheikh Omar Foutiyou bi nga xam ni tubaab bi ma wax ni il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara képp ku ko seetaan trahir nga Cheikh Seydil Hadji Malick mbokk yi bu ñu naxantee Cheikh Omar Diagne lii muy xeex ñii ma tudd la ko commencé ca Thierno Souleymane Baal ba ca Cheikh Amadou Bamba ba ca Mamadou Lamine Dramé ba ca Cheikh Seydi Hadji Malick ba ci sëriñam Cheikh Ibrahima Niass ba ca Cheikh Ahmadou Bamba ñun ñëpp combat boobu ñu porté woon moom la Cheikh Omar Diagne porté. gis nga bu ñu nangu ku ñu divertir réew mi dafa am histoire réew mi dafa am démb te dafa am benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme. mbokk yi réew mi dafa am taarix arab di wax ni at taarixu yatakarrar l'histoire se répète tey ñi jàppoon Serigne Touba exilé ko génne ko réew mi def ko résidence surveillée ñooñu tey ñoo teg loxo Cheikh Omar Diagne bu ñu naxante bu ñu kenn divertir tubaab day wax ni l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi ñun benn ennemi lañ am mooy képp koo xam ni da ngaa collaborer ak tubaab yi bëgg ñoo indil agenda LGBT kon bu ñu kenn divertir wax naa ko korog ci conférence de presse bi ñun amuñu problème ak ay nit ñun défendre ñu ay nit ay cause la ñuy défendre te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax ni unsur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokk jullit na nga ko dimbali bu tooñee ak buñ ko tooñee sa mbokk jullit na nga ko dimbali bu tooñee ak buñ ko tooñee Cheikh Omar Diagne même bu dee dañoo jàpp ni dafa tooñ ñun suñu devoir la ñu taxaw ci wetam te bu ñu paree ci Cheikh Omar Diagne ci ñun ñi lañ jëm kon bu ñu naxante bu ñu nangu ñu dugal ñu ci affaire tarixa bu ñu nangu ñu dugal ñu ci affaire religion ñun Sénégal amuñu problème boobu man mii taalibe Cheikhu Tidiane la waaye dama gëm ni kenn Serigne Touba man la doon liggéeyal loolu laa gëm parce que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul biñ koy génne fii li mu wax leer na de an akuna shafi'an lil qawmi
an akuna shafi'an lil qawmi wa an akuna xaadiman lid dawmi kon képp kuy njabootu yonent bi rek Serigne Touba yow la doon xeexal yaa ngi dégg Seydi Hadji Malick bi muy taxaw fii di wax tubaab bi naan ko ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xorran xaalisan kulla wijhati kon mag ñi ñoo bokkoon combat mag ñi combat bi ñu doon mëne mooy fexe ba réew mi moom boppam moom la Lat Joor doon xeex moom la almaam yëpp doon xeex moom la sun maam yi doon xeex ñun nag amuñu droit di mujjee pousse bi mu réer nañu taxaw temm pour wane ni képp koo xam ni am nga relation ak góor jigéen yi nga wax ko mu leer wax ko mu leer man damay wax ñaari nit lay lancer benn message Djibril War asgor buñ ko tuumaalee day génn waat mbokk yi bu ngeen fàttali ko Ousmane Sonko biñ ko tuumaalee dafa génn waat daal ni billaahi wallaahi tallaahi liñ may tuumaal laaluma ci mais Djibril War génnal waat ni doo góor jigéen rek boo waatee ni doo góor jigéen rek ñun moom dootoo dégg ku tudd Djibril War tudd góor jigéen ñaareelu nit bi xam nga mooy kan Mamour Diallo génnal waat ni audio yi du yow mais asgor day waat Lat Joor koroog bi muy génn di dajeeg tubaab bi mag ñi nee nañ sëriñam daf ko listixaaral ni ko xeex bi baaxul bul dem mu ne ko tourné wees na mag ñi dañ daan xas asgor day xas kon ñaar ñii tey dañoo am droit génn waat ni liñ leen di tuumaal laaluñu ci dara ki jiitu mooy Mamour Diallo audio yi Adji Sarr yi mu ngi toj dëkk bi Mamour Diallo génnal waat ni audio yi sama yoon nekku ci ñaareel ba mooy Djibril War génnal waat ni man duma góor jigéen yaa ngi dégg li ma gëm Cheikh Omar amuñu droit seetaan ko te man maa ngi benn liste boo xam ni amagul naa fukki imam yoo xam ne bindu nañ ba noppi ñoom li ñuy xaar rek mooy xam fu mbir mi di mujj bu dee libéré nañ Cheikh Omar ñu dellu ci sunu daara dellu ci sunu jàkk waaye bu dee libéré wuñ ko ñun dinañ wër réew mi yëpp wax réew mi ni leen Cheikh Omar góor jigéen yi ñoo ko jàpp liste bi mu ngeen man imam bu bëgg a bindu rek ñëwal ma bindal parce que ñun xam nañ ni ñuy xeexee Yonent bi salaay sallam moo ñu jàngal nu ñuy xeexee kon maa ngi santaat bu baax activiste yi di leen encourager di gëm ni yéen bu ngeen fi nekkul woon ñu jaay réew mi waaw yéen activiste yi il faut ngeen taxaw tem gëm ni réew mi amuñu droit di ko bàyyee way politique yi moo xam pouvoir wala opposition nag réew mi ñëpp a fi yem même pied d'égalité réew mi réewu valeur la réewu moral la réewu éthique la maa ngi encore une fois di lancer un appel solennel monsieur le président de la république di la wax ni yow yaa am intérêt ci libérer Cheikh Omar Diagne parce que boo ko bàyyiwul ñun xam nañ ni ñuy xeexee te yonent bi moo ñu jàngal nu ñuy xeexee te ñu ngi jëm ci élection yoo xam ni ñun ku ñu waxal di ñu déglu kon bàyyil Cheikh Omar Diagne mu ñibbi bàyyil Cheikh Omar Diagne mu dem këram parce que méritowul fi ñu ko teg méritowul place boobu réew mi nag ñun ñoo ko bokk ñun du ñu def dara loo xam ni dañ koy def ci ëppal wala ci tell lépp ci équilibre lañ koy def maa ngi lancé un appel solennel les xalifas généraux nga xam ni ñëpp samay waajur lañ ñi fi nekk di dund ñëpp samay baay lañ man loolu laa gëm parce que ku ci ne seqoon nga ak sama baay lu tax ma ni la baay amuñu droit seetaan Cheikh Omar Diagne ñu di ko sacrifier amuñu ci droit Cheikh Omar yéen lay liggéeyal Serigne Mountakha yow la Cheikh Omar di liggéeyal Mbacké Serigne Babacar Sy Mansour yow la Cheikh Omar di liggéeyal Cheikh Mahi Niass yow la Cheikh Omar di liggéeyal waaw église bi yéen la Cheikh Omar di liggéeyal parce que réew mi réewum valeur la arab yi dañuy wax ni innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in hum zahabat axlaaquhum zahabu waaw woykatu arab bi dafa wax ni askan yi seen jikkoo leen fi bàyyi bu fa jikko ju rafet jógee dara desatu réew mi am na ñoo xam dañu préférer garder seeni valeur te valeur yooyu def ci bokk ngóor jigéen amul place ci réew mi
ngóor jigéen amul place ci réew mi. libérez Cheikh Omar. 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 encore une fois maa ngi santaat ñëpp di ndokkeel suñu mbokki catholique yi ci seen fête yi di ñaan ñun jullit ñi tamit ñu boole ci ñaan xam ni combat bi dëgg base bi mooy ñaan ak du'aa silaaxul mu'min ñu ñaanal Cheikh Omar taxawu ko pour mu dellu ci njabootam in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf Imam Dramé macha allah rafet na macha allah waaw ñu woo Maître Tall